Fatoumata Sendir jërëjëf yéen tamit chers téléspectateurs dal leen ak jàmm ci seen ñeenteelu pàcc di pàcc bu mujj ci bilépp magazine d'information la mi-journée ñu nar see waxtaanee jëmee ci wàllum koom ñu ànd ci ak Mamou Diaby Gassama. ci PIB bu Sénégal secteur informel mu ngi représenté téeméer yoo jël ñeent fukk ak benn yu toftal juróom-benn ak it lu jege téeméer yoo jël ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftal juróom-ñett ci ñi fi yeew ñoom ñoo ciy yëngu. secteur informel ci Sénégal vraiment jàpp nañ ne lu am solo la parce que secteur la boo xamante ni bii ñu bëri ba dañ ci yëngatu parce que boo pour nga nekk ci ajur nga am li formation ajur nga am yenn njàng yi. voilà te moom moo tax ñu bëri dañ ci yëngatu gis nañu aussi ci produit intérieur brut bi donc muy wax le PIB da ci contribuer presque à hauteur de 41%. donte sax secteur informel bi am na place bu yaa ci koom réew mi waaye gis nañ ne ñi ngi yëngu ci bile domaine dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar naka noonu sax jaaykat yi nekkoon ca marché rond-point Liberté 6 duñ ci yey yàbbi. doy na waar trop foo ko nat weesu na ko. te dama yaakaar ne nit ñi tax dañuy xaw a fàtte quoi parce que boo xoolee fii mbooloo bi nekkoon fii ba léegi da ngay ñëw taxaw fii ñu fees fi del amuñu feneen fu ñu jëm dëgg la war nañoo mën a gëstu moom bu baax a baax a baax a baax. bari na trop boo ko xaymaa moom ay 1000 personnes ëpp na ko sax di dem day na waa trop foo ko nat weesu na ko waaw ñoo doon daan seen doole fii gars yi ñëw rek jëlee leen fii nii. souvent nii day naan état rek mais état defaluñu dara lépp lu ñuy kii nii ñun ñoo koy defal suñu bopp defaluñu dara te lépp lu ñuy yaakaar nag ñu tasal ñu ko te dañuy jox fenn. léegi bañ jëlee ndaw mi nag faagaal gal leen ba pare léegi réew bi nu muy doxee ñun ñoo ngi fii nekk fii nii ji yema lijjante fii nii pour lu ñu dimbalee suñuy waajur de li ci gën a rafet mooy maanaam ñu dooleel ñu utal ñu ay si yoo xamante ne mën nañ faa nekk pour liggéey dama daan suñuy doole li ñuy digg nii nag wax dëgg yàlla def nañ li ñu war ñu ngi leen di xaar nañ ci gën a jàppale ci nu mu gën a gaawee. ñu ngi créé emploi puisque fii xam nga da ngay xool fii ñu nekkoon nii rek rond-point Liberté 6 bii ñu nekkoon nii rek xam nga combien de jeunes ñoo fi nekkoon plus de 1000 et quelques jeunes. ñoo xam ne ñii ay xamañ ñii ay diplômé lañ ñii amuñ diplôme xam nga ñii jànguñ amuñ formation mais fexe nañ xam nga ba dajale leen fii ñoom ñëpp ñu nekk fi di xëy di fi daan seen doole. d'ailleurs fii nii avant marché bi di fi ñëw xam nga amoon fi ay bujumaan ak ñëpp xam nga mais ñoo ñëpp bu ñu leen fekkee si ay gains ak yooyu lañ nekkoon xam nga fexe nañ ba xam nga jël leen defal leen lavage de cerveau raxas leen bopp ba mu set xam nga wan leen ne yéen ay ndaw ngeen te si réew mi ngeen bokk war ngeen mun di participer di contribuer ci réew mi. duñ jóg si di ko sàkku état jàppale ñu état dafa war a def wareefam xam nga un jeune bu xëy rek xam nga amul liggéey amul dara nekk rek di kurkuri xam nga nekk si ay activité boppam kooku état waru ko seetaan état war na ko accompagner. bu baax a baax laataa nga yëkkati ay jaaykat ci seen bërëb liggéeykaay lu xel nangu moo di nga utti leen ab site de recasement loolee nekk kaddu ko docteur Mor Gassama. junni ak juróomi téeméer doomu aadama yi nekk foofu munoo xëy rek déggal piir leen comme ça jël leen fa ñu dem même bu leen sax jox nga leen ndàmpaay parce que li ci ëpp li ci gënoon moom mooy nga uti leen site de recasement maanaam dañ leen jëlee fii yóbbu leen fële voilà comme dañ leen jël fii yóbbu leen fële lañ fa yoroon peut-être dana yàqu. voilà parce que table yeeg yenn place yëpp dañ koy dindi mooy nga leen jox tuuti ndàmpaay wala xëy na nga tabax ba pare nga xam ne site de recasement day ñëw dugg voilà loolu mooy tane mais ndàmpaay bi boo na ko joxe te amuñ fu mu dugg boo xëy di comp di joxe dépense ak yooyu balaa quelques semaines wala mois léppay jeex. donte sax dana métti lool ngir ñu formaliser secteur informel bi waaye jot na gouvernement bu Sénégal def ci ay jéego. secteur informel bi war nañ cee mën a gën a góorgóorlu leen jàppale pour ñu gën a mën a organiser wu parce que foofu aussi mën ko defee maanaam ñu si bëri mën nga formaliser am na ñu bëri ñoo xam ne vraiment mën nañoo jóge forme informel ñëm ci formel parce que seen activité justifié na ko revenu yi am justifié na ko xam nga secteur informel boo ko bëggee formaliser day métti trop. mais am na ci ñu bëri ñoo xamante ni quand même war nga leen mën a jàppale pousser leen bañ quand même mën a formaliser seen activité bu dante ne am nga ci loo mën a yëngatu rek da nga koy nekk ndax da ngay xëy bu nga maanaam valeur ndax da nga am sa tour si teg ci table di ci jaay wala et cetera activité bu nekk nga dugg ci maanaam compliqué wut voilà am liggéey bi aussi yombul boo xoolee aussi ñi jàng ñëpp ak ñi nga xamante ni majeur nañu entré dans le marché du travail état mënut a jox ñëpp liggéey. secteur informel am na place bu rëy ci indicateur macroéconomique ak budgétaire loolee war na tax nguuru ko Sénégal daal di gunge bu baax a baax ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci bile secteur.
Goudiaby Gassama ñu koy sant di koy gërëm alors comme niñ ko waxee woon sànq rek ñu ngi fii ak maire Dieuppeul Derklé di Cheikhou Gueye alors ñu dalal ko gannaaw bañ ko nuyoo. jërëjëf soxna si maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi sitaan yëpp di leen ndokkeel di rafetlu invité ci Walfadjri. alors comme annoncé woon nañ la si français bi waaye ñëwoo woon waaye mën nañ ne nag Cheikhou Gueye teew nañu nar a waxtaanee jëmee si wàllum koom rawatina si secteur informel bi ak déguerpissement yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku alors si sa xalaat nan nga jàngatee série de déguerpissement yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fii si Dakar. waaw nga may ma rek ma nuyoo ziar sama mbokk yi nga xam ni. ñu ngi nekk ci secteur informel di ay jàmbaar ñenn ñi sax di samay bokk taalibe wala suma ay sëriñ baa ñu bokk sëriñ maa ngi leen di ziar ci màggal gu mag yi nga xam ni moom la ñu dëgmal di màggalu Poroxaan man ma yendu fa démb yëpp ziar sang bu tedd bi Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér di leen masawu ci li nga xam ni mu ngi dal seen kaw jamono yi dëkk nag noonu la dëkkee noonu la tëddee dëkk defaraat te dañu toll ci defaraat xar kanamu Ndakaaru xar kanamu dëkk yi ba tax na laata ñu sóoblu ci opération désencombrement yooyu ngay wax dëgg ci yàlla xamal nañ leen ko wax nañ leen ko maanaam jox nañ leen sommation yamuñu foofu sax comme que dafa am projet bu mag bu ñuy wax BRT bus rapide transit te mu am fu mu war a jaar ñoo nañu def ay kuréel waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom laaj leen seen xalaat mais lu ginnaaw loolu sax jox nañ leen ndàmpaay ñenn ñi jot nañu ndàmpaay ñi fii ñu doon nekk ak projet boobu dootuñu fu mën a nekk pour ñu wuti feneen seeti leneen loolu yëpp defe naa ne xeetu jàppale la xeetu ndimbali la ndax dama jàpp ni wax dëgg yàlla dëkk place bu ñuy jànge dafa am place bu ñuy noppaloo dafa am place bu ñuy jaayee dafa am bu fekkee dëkk bi dañuy jaay fépp day indi jafe-jafe ci askan bi naam la ñuy jaay sax bëgg nañ ko mais dafa war am béréb boo xam ni fii la béréb bi ñu koy jaayee kuy jënd ñoo fekk leen mais foo fële rek jaaykat fu ne ñu lal ko fu ne ñu toog fa loolu aussi àndul ak dëkkin wu baax ñoom nee nañ def jox nga leen jox nañ leen ndàmpaay waaye ndàmpaay yi ñu leen jox dafa néew xam nga wala fi dañ naan nag wu ñuul boo ci amee soo muy wax sant ko yàlla kooku pour sàmmonteeg ak yelleefu doomu aadama moo tax ñu jox leen ndàmpaay ndax ci dëkk bi la ñu dëkk mais nañu xam ni mbedd mi du jaayukaay ñoom amuñu woon sax di ñëw di jaay ci mbedd mi mais comme que li ñuy def dañ koy def pour suturlu wut lu ñu yóbbu seen njaboot ak lu ñu joxe àddiya ñu ne nag fii ñu nekkoon doon fi daan seen doole lu nekk ñu di ko fi daj bala ñu leen fi jëli nañu jël loo xam ne mën nañ ko teg seen loxo masawoo leen ko loolu je pense que mu néew mu bari nañ ko saluer te ñaan yàlla mu ful ba la ñu amoon yéene pour def ko ci seen dund suñu borom jàppale leen secteur privé boobu wala marchand ambulant yooyu wala sax marché bu rond-point Liberté 6 boobu noonu opération de déguerpissement yi yëkkati est-ce que daan nañ andi ay taxes municipales yi daan nañ fa dem maintenant gap boobu nan ngeen koy combler. bu ñu waxantee dëgg rek la ñuy indi ci taxe ci mairie bi du lu am solo surtout que boo ko comparé ak dëkkin ak dëkkuwaay bi nga xam ni moom la nit itteewoo ci fu mu dëkk man gisuma solo ak njëriñ lu mu am ba tax ñuy war favoriser loolu dëkkinu rafet dem bi ak dikk bi yomb foo xool ba fa sës te doo fa gis benn ku fa lal wala koo def mbaar moom a gënoon fopp la ñuy indi di ko joxe te la ñuy indi di ko joxe wax dëgg yàlla la yàlla xam doy na d'accord léegi yow si sa xalaat lan lañ war a mën a def pour dimbali waa secteur informel bi li ñu war a def bëri na maa ngi fàttaliku ba may nekk ville de Dakar premier adjoint maire Khalifa Sall daan nañu am ay kuréel di dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom di xayma ak di natt seen jafe-jafe ak seen bëgg-bëgg di ci ànd ak ñoom yaa ngi fàttaliku jamono yi bi ñuy désencombré Dakar am na ay sites yu bari yu Khalifa Sall amoon yóbbu leen fa yemuñu ci loolu amoon na projet bu mag boo xam ni ñu ko defoon Félix Éboué
def ci alal ju bari jënd terrain ba tabax ko pour ñoom te tabax ba sax dañ leen ni yéen wut seen promoteur waxtaan ak moom ba d'accord ca façon tabax bi ak ni ngeen ko bëggee mu tabaxal leen ak la ngeen fa bëgg ngeen def ko tey boo fa demee site ba ma nga fa am na ñu fa dugg di jaay am na ñoo xam ne ñoom nekk ci mbedd mi rek mu leen gën donc loolu ci la ñu toll ba léegi ndax ki lay jox ndàmpaay bàyyi na la xel ñi ngi xalaat sax naka la ñu mën a jël benn béréb boo xam ne yaatu na ñu yóbbu fa secteur informel defaraat toogi bi defaraat nekkin wi ba dëkk bi méngoo ak dëkk boo xam ne noonu la war a mel ñu wax ci leneen jëmee ci rapport yi nga xamante ne ñu ngi koy fësal mën nañ ne ci fan yële ñu génn Cour des comptes am na ay rapport yoo xam ne fësal na ko tey jii OFNAC génne ay rapport nan lañ war a mën a def wala balaa ñuy àgg foofu sax est-ce que xalaat nga ne rapport yi ñu mel mën na jur dara waaw xanaa ma jaajëfal leen même bu yéexee ci xarañ bi ñu def ba indi génn rapport yi ndax nit ñi ngi lay wax rapport yi génnatul ci jamono bu mu war a génn ñoom xëy na jàng nañ ci ba génn ko mais li am solo génn bi naam am na solo mais li ëpp solo mooy la rapport yi wax ak recommandation yo mu def nañ ko jëfe bu ko deful yoon daf fi nekk ba yoon dafa war di sàmm askan wi lépp loo nga xam ne jalgat la wala yàqati alalu réew mi war nañ ci taxaw ba lañ ca war a def ñu def ko te yoon rek di ko def mais ñu ci bari ñu mel ni man am nañu xel ñaar ni rapport yi du mujj fenn ndax dañu nekk ci dëkk boo xam ni dëkk kumba am ndey la ak dëkk kumba am ndey dëkk boo xam ni dañu lay tam rek ñu jàpp lu yóbbu tëj dëkk boo xam dañu lay jàpp la main dans le sac ñu di la seetaan wala du la wutal lay loolu nag dëkk warul mel noonu dëkk ñëpp dañu war a maase ci kanamu yoon impunité boobu ngay wax nga yaakaar ne du nasaxal suñu koomum réew la muy nasaxal du komb rek réew ma ci boppam lay nasaxal nit ñi ci boppam lay nasaxal parce que bu demee ba nit xam ni fi mu dëkk am na ñoo xam ni am nañu ay jomb ba leen duñ ko def mais am na ñoo xam ni seen yoon te la ñuy def yëpp dara du leen ci topp dëkk boobu ci naxasaay lay mujj nan lañ war a mën a def ngir rapport yooyu mën a jur dara mooy la ñu waxoon rek muy lan président bu muy door a ñëw di wut dafa noonu la patrie avant le parti. Et la gestion sobre et vertueuse. La gestion sobre et vertueuse. loolu la nit ñi di xaar. kër gi nga xam ne sax yaay borom kër gi. di joxe dépense la nga fa bëgg mooy gestion sobre et vertueuse. sama dépense foo ko dugal. te ñun ci yooyu la ñu nam. soxna si ci kër gi. la ko jëkkëram jox mu bari mu néew. na ko jëlee dépensé ko ci kër gi. waaye bakkaar fego xam nga nit ñi dañ koy aye. wala dugal sa loxo sa poosu jëkkër dafa jël xaalis du lu aw yoon ndegam loolu lu ñuy tere ci bër kër gi waxuma li nga xam ne askan wi yëpp moo ko bokk te sama maam daf ma daan wax naan li ñëpp bokk bu ko kenn nit rek bokk te muy waxu dëgg alors si fàttali ñu ngi fi ba léegi ak kii di Cheikhou Gueye nekk maire commune Dieuppeul Derklé ñu waxtaanee wàllum koom jëmee si tamit secteur informel ak déguerpissement yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko jamono bi si mim réew ak rapport yi nga xamante ne moo di rapport OFNAC yoo xamante ne génn nañ ko di rapport yu yees alors Cheikh Gueye day desandi ak ñun ba léegi ñu waxtaanee beneen fànn di waa syndicat bu pétrole ak bu gaz ñi nga xamante ne dañoo nam amal ab grève wala dañoo amal ab grève bu 3 jours ñetti fan grève boobee nag ñu dooree ko si mercredi tey ji yemoo ko ñeenti fan si weerub mars si atum 2020 ñu teewlu waxtaan bi nga xamante ne kii di Xooxaan Ndong sikk na ko si ak président wu bi lépp syndicat du Cheikhou Gueye. Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyuwaale seen auditeurs yi. monsieur Diop ñu gis ne syndicat bi nga xam ne moo ëmb ñi liggéeyee ci wàllum pétrole ak gaz décrété nañ ab grève ñetti fan ana lan moo wundu grève bi ni mel. waaw grève bu ni mel ñu ngi jóge ci préavis bu ñu déposé woon le 3 août 2019 préavis boobu ñaari poñ ci nekkoon bi ci jiitu moo doon négociation yi ñu tàmbali woon ak suñu kilifa yi nekk
nekk ci secteur bi ba tàmbali waxtaan ci convention collective bu sous secteur u transport ba valider projet bi stabiliser projet bi desut lu toog négocier ñu ne mër kenn gisatu leen boobaak léegi ëpp na at ñu ngi toog di xaar loolu bokk na ci li sabab grève bi beneen poñ bi nga xam ne moo wàlli si mooy dafa am société bu ñuy wax Ameth Diouma Gazal bu nga xam ne wax dëgg yàlla la fay xew syndicat bi mënatu ko nangu dàq nañu te teguñu ko fenn fukki nit ak ñeent dàq bëgg dàq taxaw ci dàq délégué du personnel di menacer liggéeykat yi nga xam ne dañoo syndiqué xam nga loolu wax dëgg yàlla ci réewum Sénégal mënatuñ ko nangu patron bi lu ne mu ngi koy def pour liggéeykat yi jóge ci syndicat bi ndax mu mën a def lu ko neex loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax ñuy grève bañ ko waxee léegi nag am na lu fi yees parce que boobaak léegi réglé wuñu problème boobu far am leneen lu ci dolli ko lu nga xam ne nag bokkul ci poñu grève bi dama bëgg mu leer muy situation bi nga xam ne suñu raffinerie bi bu ngi koy traversé ci jafe-jafe dañu bëgg nguur gi àddu ci parce que nguur gi rek lañ ci yaakaar te jàpp na ne moo ci war a àddu ak aussi secteur bi jafe-jafe yi mu nekkee parce que loolu it mënuñ si gëm mu bët secteur bi bor bi diis na gann ba mu ngi bëgg gàllankoor yu bëri am na sax société yu demoon bay xalaat wàññi seen personnel ci société sénégalaise yi bien sûr donc loolu it bëggoon nañ nguur gi bàyyi ñu xel ci loolu lii mooy li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk ci biir secteur bu pétrole ba tax yooyu yëngu. ana lan moo mën a doon njeexintalu bileb grève nag ci koomum réew mi. xam nga Sénégal énergie bi yëpp ba ci courant bi jàpp naa ne Sénégal moom ba tey produits pétroliers yi ñoo ko yor kon produits pétroliers su grève bi continuer lépp mën na taxaw boulangerie yeeg industrie yeeg yëpp ak courant bi yëpp mën na taxaw loolu nag moo tax ñun ñu nekk syndicat bu responsable parce que xam nañu situation stratégique bi nga xam ne moom la suñu secteur nekkee ba tey ji moo tax defuñu grève générale du secteur yëpp a taxaw raffinerie section syndicale yu bëri taxawuñu ñoo ko bëggee noonu waaye dañu ne nañ defagum lii bu dara xewul yooyu fekk si fu mel ni aéroport bi fu mel ni raffinerie bi ak yenn services yi ñu ngi dox tey jii station yi aussi ñu ngi dox fii yëg la ñu yor jeex bien sûr fii yëg la ñu yor jeex te yàggatul waaye dañoo bëgg bala ñuy yegg foofu ñu toog waxtaan pour trouver ay solution d'accord grève bi le nag yéen a ngi ko sumb ci jamono ji nga xam ne wax nga ko société africaine de raffinage mu ngi traversé ay jafe-jafe est-ce que mën nañ xaar comme ni ko ñu bëri di xalaatee société africaine de raffinage boobu fermer ay portam déedéet loolu du am ndax maa ngi fàttali ne liggéeykat yi ak ñenn ci autorités yi sax mun naa ko wax takkoon nañ seen digg pour société bi bañ a tëj jamono yoo xam ne ci la gënoon a jafe comme passé nañ jamono yooyu situation Sénégal ci wàllu pétrole changé xel mënul nangu raffinerie bi tëj te raffinerie bi tëj ci kattanu yàlla loolu moom ñun amuñu ci xel ñaar li ñuy wax kay mooy lii fa nekk ci jàppal bàyyil ci biir conseil d'administration bi nguur gi taxaw ci pour régler ko parce que ñun liñ doon ñaan am nañ ko liñ doon ñaan mooy dañoo bëggoon raffinerie bu nga xam ne doomu réew mi daf ci am cër bu yaatu nguur gi aussi am ci cër bu yaatu ba soo boolee li nga xam ne moom la réew mi moom raffinerie bi war a toll ci 90 wala 95% te loolu am nañ ko loolu lañ mës a bëgg dañoo bëgg mu nekk mbiru réew mi loolu am na tey ba tax na ki nga xam ne moo fa ëpp doole muy Locafrique loolu ñëwoon ci raffinerie bi revendication syndicale ak travailleurs yi bu ñu antu la ñu ciy kontaan ko jàppale di ko encouragé di nekk ci ginnaaw parce que loolu moo nekkoon suñu bëgg-bëgg lu jiitu sax ñu xalaat ne moom dina ñëw doomu réew bu mu mënoon doon rek loolu moo ci war a nekk suñu taxawaay rawatina bu nekkee Locafrique d'accord Cheikh Diop rédaction bu Walfadjri mu ngi lay jaajëfal may fàttali ne rek yow yaay njiital syndicat bi ëmb ñi liggéey ci wàllum pétrole ak gaz doon itam secrétaire général CNTS FC. maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm di sant seen auditeurs yi ñuy déglu. jërëjëf Xooxaan Ndong yow tamit ñu lay sant di lay gërëm alors si fàttali ba léegi ñu ngi fi ak Cheikh Gueye nekk maire Dieuppeul Derklé alors Cheikh monsieur Gueye gis nga waxtaan bi nga xamante ne Xooxaan Ndong sekk na ko ak kii di Cheikh Diop nekk njiitalu kuréel bi ëmb syndicat bu pétrole ak bu gaz si mim réew ñoom ñu nam amal wala ñu amal sax wala ñu door ab grève boo xamante ne ñetti fan la ñu door ko si àllarba ji alors grève bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko wala jafe-jafe yi nga xamante ne SAR mu ngi koy dund est-ce que nekkul ne day fësal jafe-jafe yi nga xamante ne lii di secteur bu énergie mu ngi koy dund jamono ji. jërëjëf defe naa ni grève bi ñu sumb dégg nga léegi élément bi may nuyu bu baax Cheikh Diop. ndax mbirum syndicat moom ba ma ci laal
dama lay wax ni laal nga ma ca la ma neex ndax man ci mouvement syndical laa bokk ci langu liggéeykat yi laa bokk ci langu néew doole yi laa bokk ci langu baadoole yi laa bokk te mouvement syndical ni muy évoluer daañu arsu daañu woote ay négociation mais li ñu bëgg mooy mu nekk ay négociation yu sérieuse yoo xam day déboucher ci ay solutions pertinentes yoo xam ne la ñuy wax mën na saafara ci ni mu gën a gaaw mais ni mu ko déggee mooy ba léegi lañ doon xaar ñoom gisuñu ko nag sumb nañu grève ñetti fan mi ngi naan feek li ñu yor jeexul xëy na du am problème mais ba mu koy wax la jeex donc bu ñu ravitaayewul nit ñi du ñu am essence du ñu am gaz. ci grève ñetti fan. grève ñetti fan. njàqare lay jur. ci réew mi te réew mi comme démb bi ma demee Porokhane sama sëriñ sëñ Moussa Nawel Bassirou di ko wax nee na réew mi jàmm moo ko jig jàmm jooju ko jig mooy tax ñi bëgg jaamu yàlla mën a jaamu yàlla. te d'accord naa ci kàddu googu. sang bu tedd bu wax. mu mel ni allez-y. fépp foo nga xam ni. dafa am yëngu-yëngu. wala tolof-tolof wala métit-métit wala jafe-jafe. nañ ci def suñu kéemtu lay kattan ba régler ko bu mu sedd guy ndax jàmm rek mooy jig Sénégal. waxtu bi moo ñu xocc waaye sànq li ma doon bëgg a wax rek mooy que ni mu mel ni jamono ji Sénégal foo laal day métti. waaw loolu tax moo tax ñu ni foog ñu def diagnostic ba nga xam ni dañ fay jógee faj jàngoro bi. xam nga bu sa bopp di métti ngay faj sa tànk doo wér mukk te bu dee nit mën nga ni féppay métti. kon nag bu fépp di métti nañu faj fépp. lépp kenn mënu ko mais waxtaanu dëgg ci biir nawle waxtaanu dëgg ak am yéene defal néew ju doole yi. d'accord loolu mooy solo si. alalu réew mi na dellu ci waa réew mi alalu réew mi nañu jël pàcc bu mag jox ko baadoole yi ak néew doole yi ak ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey. ñi nekk ci secteur énergie bi li ñuy laaj mën nañ ko saafara surtout que Sénégal wax nañu ni jamono yii ñu dëgmal ak yii ñu dëgmal am na ay lu bari ci pétrole ak gaz yu ñu fi génn tey bala ñu koy commencé exploiter ñu nekk ci ay grève d'accord njàqare lay indi. njàqare lay indi loolu kàddu yi leer na Cheikh Gueye alors ñu dem nag si pàcc bi nga xamante ne moo mujj si bi lépp magazine d'information xam naa ne waxtaan bi neex na trop waaye waxtu bi moo ñu xocc ñu dem seeti li yéenekaay yi xëyee ñu tulay bopp. dal leen ak jàmm yéen a kaay yëpp a xëyandoo tey jàngoro ji di coronavirus mi dugg si Sénégal Walf Quotidien ba tax na ci jamono ji réew maa ngi ci état d'urgence gannaaw ku fi njëkk a dugaale coronavirus ci réew mi te dekk ci almadi ci waxtu wi la ma nga ca lalu hôpital Walf Quotidien démb ñu nemmeekuwaat keneen ku am jàngoro ji di coronavirus ku coronavirus dugg di ab doomu France gu toll ci juróom-ñetti fukki at te dekk ca Parcelles Assainies unité 11 yéen a cabinet fala baw dem ca hôpital Roi Baudouin ba ne ca Guédiawaye ngir nemmeeku wér gu yaramam ci saa si la ko waa kër docteur gëstu xam ne waratuñ ko bàyyi mu dem ci noonee lañ ko yóbboo ca hôpital Fann yéen a cabinet ci xayma ci Sénégal am na ñaar ñu am jàngoro ji di coronavirus te ñoom ñépp ña nga fekk baax ca France yéen a cabinet ñu fàttali ne nguur gi gën naa ñongal kaaraange gi jëm ci ay aéroport yu Sénégal lu ko dalee Cap Skirring Ziguinchor ak Tambacounda ba ca Saint-Louis ak feneen yéen a cabinet fenn rek la Sénégal mun a amee jafe-jafe bokk na ci frontières yi yaraax la ñu def rawatina ca diwaanu Podor mi frontière ak Mauritanie kaaraange ga ca war amu fa ñi ñaa ngay dem di dikk ci Walf Quotidien professeur Daouda Ndiaye agrégé de parasitologie ma ngay leeral ci biir yéenekaay bi moom professeur Daouda Ndiaye ne yeneen feebar yi la ñuy faat ci ay bakkan jàngoro coronavirus faatu ko professeur Daouda Ndiaye daal di soññu askan wi ñaax leen ndax nekkul ne saay boo nuyoo nit te raxasoo say loxo mun nga am jàngoro ji di coronavirus professeur Daouda Ndiaye ne jàngoro ji di coronavirus na askan wi bàyyi xel te xam ne nekkul ne saay boo joxe loxo rek am ko ana li am ci rapport OFNAC 2017-2018 moom la yéenekaay bi di Sud Quotidien xëyee ne bile rapport OFNAC feeñal na timis ak Cosmos ñoom ñëpp la ñu kepp yéene cabinet ba ci njiital agence de la construction des bâtiments et édifices publics di Socé Diop Dione OFNAC feeñal na ko ci doxalin gu awul ci yoon le quotidien feelu ko ci bile rapport OFNAC ne mbirum Petrotim fës na ca lool entreprise bi di Mina Azer ak lañ ca luubal ci koppar toll na ci ñaar fukki milliards ak ñeent yéene cabinet OFNAC jot naa fësal jot naa feeñal maire bu Sam Notaire ak na mu jëfandikoo ci koppar ya waroon a jëm ci acteur culturel ya les économies bile rapport OFNAC 2017-2018 tax na ba ay dossiers yu bëri ña nga
nga ca table bu procureur bokk na ca lii di dossier bu Socé Diop Dione dossier Petrotim ak Azer Mina yéene kaa bi di Direct News ne Guy Marius Sagna am na bàyyib négandiku démb liberté provisoire am na ko gannaaw ay weer ca ndungu siin yéene kaa bi am taxaw seetlu ci parti politique yi daanaka seen taxawaay maanaam seen doole fësatul ndax la tax Guy Marius Sagna am bàyyib négandiku jógewul ci ñoom yéene kaa bi ne waa ñoo lànk ñi dëkkee di ñaxtu saay su ne ak société civile mi ci àddu rawatina ñenn ci kilifa diine yi tax na Guy Marius Sagna bawoo démb ca camp pénal delluwaat ci njabootam yéene kaa bi di Le Soleil ne gannaaw ñaari at njiitu réew mi Macky Sall jot naa rafetlu taxawaay ak tolluwaayu DER bi ndax financement yañ ko amal toll na ci fanweeri milliards ak benn ak yu teg Le Soleil ne ña ca gis seen bopp toll nañ ci 200 junni doomi aadama yéen kaa bi di Walf Quotidien groupe Walfadjri amatina ndam gannaaw émission bi di balance te di am talaata bu jot ci Walf TV moom la Calebasse d'or 2020 tànn mu doon meilleure émission ndax lañ fay waxtaane talaata bu jot di gindi askan wi ci mbirum yoon yéene cabinet émission balance ci Walf TV dañ ko sargal fukki fan ak ñeenti ci weeru mars gi ñu ne ca théâtre national Daniel Sorano waa Calebasse d'or 2020 ne neexul ba neexul waaye bile émission balance royukaay la. Abdoulaye Bopp ñu lay sant di lay gërëm waaye tamit ñu sant jaajëfal suñu invité di Cheikh Gueye nekk maire commune Dieuppeul Derklé Cheikh Gueye ñu ngi lay sant. maa ngi di lay bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj rek. kàddu sant ak ngërëm la rek. ak ziar ak dokkale ak ñaan yàlla. kilifa gu mag gi nga xam ne moo fi newoon samp kër gi yàlla na xippee aljana firdawsi. amiin incha allah saa yu mu dugg see fii rek. sama xel damay woon jëmm ji. doon nit ku baax. nit ku yiw nit ku bëggoon liggéey. ku fonkoon liggéey. di leen ñaanal jàmm ndax gis naa ne wax dëgg yàlla ci fànn yu bari yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib. di leen wax ni fii ngeen dëkk ci commune Dieuppeul Derklé. ni ñu leen di wuysoo. noonu ngeen war a def saa ñu leen wooyee ngeen wuy suñu. ci suñu ay programme maa ngi leen di invité samedi bi nga xam ne mooy 7 mars. yemoo cleaning day bi ñuy def te man dafa am lu ma ci toftal dafa am cleaning day mais ak jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee jamono du coronavirus dama bëgg dem ci milieu yi nga xam ne dina recevoir public lu mel ni marché Castor. d'accord di dugg fa. boo paree nga jaaraale service commercial. service commercial ak ñoom Jim xam naa ne dinaa la joxaale numéro service commercial ak ñoom Jim bu ko defee nga réglé waale facture bi Cheikh Gueye ñu koy sant. di koy gërëm facture bi simple mooy yal na leen yàlla musal ñun ñëpp. loolu moom la ñuy ñaan ñun ñi tamit ñu ngi lay ñaanal Cheikh Gueye kon ñaan bi mu mel ni ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye terewul di nga jaarale service commercial booy wàcc. ñu sant tamit gërëm ki nga xamante ne moo nekkoon si xarale bi di Modou Fall ak Ibou Gueye sant di gërëm tamit Ndeye Fatou Ndiaye ak Seydina Oumar Ba si réalisation bi lépp magazine d'information nga xamante ne kii di Assane Diouf moo ko coordonné ñu bàyyi leen ngeen wéy ak seeni programme Walf TV la voix des